Monsieur le vice-président de la République de Gambie, cher grand frère Mohamed Diallo, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire exécutif du secrétariat sénégalo-gambien, Secretariat of the Senegalo-Gambian Messieurs les Secretariat, directeurs généraux des the agences en charge de la Director promotion des Generals of the investissements Trade and Investment Promotion de Gambie et Agencies du Sénégal, of the Gambia and Senegal, Messieurs les directeurs généraux des the agences, Director Generals Messieurs, of Mesdames les the membres du secteur agencies, privé, honorable members of the private sector, formels comme informels, whether you are in the informal sector or in the Chers formal invités, sector, distinguished invitees, Monsieur le vice-président, Mr. Vice President, gannaaw bi ñu nuyoo ñi fi teew ñëpp apart from greeting all those who are present dañuy here doore today, suñu wax ci gërëm we leen ci would want to tertu start ngeen ñi tertu by fii ci Gambie thanking you for the honor you have bestowed us muy here in the ñaareelu Gambia, tertu ci the visit, diggante ñaar and fukki fan this is the second visit, waaye muy tertu boo xam ne dafa but feddali then this visit is diggante significant ñaari réew yi between the two countries. nga xam ne And, frontière you know, between the two countries, làkk gu ñu jëlee feneen rek moo ko def the ñaari réew borders and the Waaye languages boo ko that we xoolee ci inherited divided into xool two, ko ci but diine yi, tradition. xool ko ci population yi And if you look at the population mënu ko dynamics, xàjjale def ko ñaari réew nobody can divide the two countries. ñu am mbégte teew fii ci We li are ñu dajale here today ndax li ñu dajale ñaar la to talk about two issues. Benn We are bi here for two ci issues. li ñuy Number def one, ëllëg ci secrétariat what permanent bi am we would do diggante at the Gambia level ak Sénégal of the Senegalo-Gambian Permanent Secretariat, waaye but then, dañoo jiitaloon li ñu dajale tey but ma what jàpp ne brings ci li us gën a am solo la here today, I believe, is of Ndax- significant importance ay réew because, you know, countries, politique xàjjaleel neen ba politics can divide them ngàndaay jóg ci to the extent of waaye ay réew other issues happening. But Business then, for the ak countries, commerce business ak investissement and trade dajale and leen investment brings them jubóole leen together ba ñu mujj a nekk sax so that ay ensemble yu am at doole the final analysis they can Kon, be strong yoon blocks. bi gën a gàtt So the shortest ci andi way jàmm to get to saxal jàmm peace, to ensure waaye that ak ci peace gën a is dëgëral showed, ay relation and but we will day strengthen jaar ci the yoonu relationship commerce has to go through trade and business. boo jëlee lu mel ni Union européenne If you look at the European Union, ñëpp xam nañ ni xeex yi gën a everybody métti ci àdduna knows that the ñu tuddee ko biggest guerre mondiale. fights in the world, known as the ma nga World dooree Wars, foofa started in the te European ñaari réew countries. yu ko doon And yu the ko sumb two countries who highlighted ñoo this, who wëlbatiku. spearheaded this, taxawal li ñuy tuddee tey Union européenne te li ko lay liy the laytaay bi yëpp ones who put in place the European mooy Union, commerce and the li jëm underpinning ci factor charbon is trade of ak coal yeneen source d'énergie and other sources of energy. kon So therefore, ba ci wàllu culture talking about culture, lay gën a jegele réew yi what brings wala peuple together closely, yi bokk na closer, ci commerce bokk you na talk ci about trade lépp lu jëm ci économie and all issues bokk na ci li jëm ci relating to investissement. economies and investment. ba làkk yi ñuy làkk sax Even the languages that day am we speak, toujours there is liy always yóbbaale làkk yi what will ba tax ñu gën a spearhead mën a tasaaroo the languages. day mean, ànd ak ñaare commerce It wala diine also goes with trade kon and suñu dajee business. fii tey So our meeting here ci today ñaari réew yi nga xam ne benn la daal in two countries which in War final waxtaane li jëm ci analysis économie. are one, to War talk waxtaane about li jëm ci economy, commerce. to talk about waaye trade, war a waxtaane ci li jëm and ci also to investissement talk nga about xam ne moo yor économie moo yor investments, commerce which tamit is the backbone of the economy naa ni lu and am trade. solo la. So in view of the above, Loolu tax I ñu believe amoon- that this is significant. So ñu defoon ko farata teewe this fii is why we pour hosted gën a feddali the second solo edition gi ñu here jox with ndaje a yu view mel nii. to showcasing Li nag di such ñaareelu édition meetings. bi. This is the second edition Lu am of solo. the forum. It's commendable. ñu ne édition bi dañ ko teg This edition ci thématique gu has as its li ñuy theme def ba harmoniser harmonizing li nga xam ne mooy of environnement des affaires friendlier business li ñuy def ba environment. lépp All that lu- we are doing, li nga xam ne moo wër all dem that we beeg are dikk bi
doing ak jëflante bi ci wàllu commerce économie ak that investissement underpins trade, ñu fexe ba economy, niroole ko and diggante investment, Gambie that ak we have to Sénégal. harmonize this between the Gambia and Senegal. loolu This, boo ko jëlee ci ensemble yi ñu bokk in the final analysis, if you look En at it tant from a global qu'Africain, perspective, Pan-Africain, dañuy as njëkk a wax Union African africaine. and Pan-Africans, we Waaye have to Union talk about africaine African yaatu na. Union first. You know, the Boole African réewu Union Afrique yépp is daanaka. vast. The idea is to bring together espace bu yaatu boo all xam ne nu mu the yaatu African yaatu countries in a big ci 30 space, millions de kilomètres carrés more than 30 million Jiit yi square kilometers. dem nañ ba jàpp The ni heads of states war nañu fexe ba have harmoniser deemed it necessary ba to ñoŋal harmonize lépp loo xam ne dafa jëm all issues ci lu permettre relating that would enable Afrique doon benn marché Africa to be a single looloo market. andi ZLECAf bi nga xam This ne is why réew the Afrique yépp signé nañ the ko ba mu des benn AFCTFA, fi mu toll nii all African countries with the exception ñu ñëwaat of nag one. Now, ñun ak Gambie bokk we li nga xam and ne the CEDEAO Gambia, we all are part and parcel of muy réew yi nga xam ne ECOWAS. Afrique sowu jant ECOWAS, these lañu dajale. bring together countries in the western part of Africa. muy espace bu yaatu it ci This 6 millions de also kilomètres carrés is a 6 million Waaye réew yi square ko bokk. kilometer space. ba fi ñu toll nii For the time Muy- being, and currently, fukk ak juróom benn réew réew yëpp we daje have bokk ni dañu war a def 17 benn marché unique countries who have decided zone to intégrée. set up a ba lépp integrated loo zone, xam ne luy a single luy jafeel market, dem so beeg that dikk bi la ci nit ñi any things wala that dem beeg dikk bi ci njaay wi nañ ko teg relating, all the Dem sax ba obstacles ne should be dañu war a am tarif overtaken. extérieur commun We even talked about mooy ñu creating bokk a lu ñuy common appliqué ci lépp external loo xam ne ci tariff, douane la mainly jógee to feneen fu dul harmonize zone boobu, all dugg ci issues ci relating suñu réew to yooyu. customs when it comes to goods coming from other areas into ñu our ñëwaat nag zone. bokk yeneen ensemble Furthermore, ndax bi ma fiy we ñëw have participated in other fora jamono yooyu weesu because andi woon mooy not long OMVG. ago I nga xam came ne here to attend the réew yi OMVG nga xam ne meeting. ñoo bokk These are countries ndax yàlla day that share common boole nit ñi yenn heritage saay par because force. God brings together people par sometimes force by bu dee ci nit force. dañ naan doo tànn say mbokk Well, people say tànn you say cannot waajur. choose your waaye bu relatives. dee ci état dañ But naan doo then, tànn sa dëkkandoo When it talks about waaye states, léeg-léeg yàlla boole you leen ba cannot pare choose your neighbor. But sometimes God boole brings leen loo you xam ne together pour ngeen gérer ko so faw rek that ngeen dégg you can manage bokk the na ci nag lu affairs. mel ni So, dex yi for example, fleuve yi the fleuve Gambie lands, the fleuve Casamance, rivers, the Casamance River, bokk nañ ko the Gambia River, diggante Sénégal ak Gambie it's moo our tax heritage between Senegal and the Gambia. Sénégal ak Gambie ñoo And daje this woon is ci why jamono Senegal and Gambia met daa di at that xool nu ñuy time, defee ay charte see how they can come up with a charter, rataxal nu ñuy bokk gérer to, fleuve Gambie see dem how nag together ba we can Guinée-Bissau smoothly manage ak the Guinée-Conakry Gambia River. ñëw bokk Thereafter, ci. waaye Guinea-Bissau booy seet and statut ba léegi Conakry Sénégal joined ak Gambie the ñoo ci nekk. OMVG. But if you look Doo at ko the status, it is tabaxoon, Senegal moom and lañ the ci bind. Gambia who moo tax established jàpp the naa ni monsieur le OMVG. vice-président So, bu ma ko waxee Vice président Adama President, bokk na ci li ñu war a the President, Mr. yeesalaat Barrow, mooy texte yooyu nga xam ne bi ñu koy we signé yàgg na lool should look at the texts because these texts have been signed Ñu a ñëwaat long nag time ago. yi may wax ni Furthermore, yëpp dama jóge ci li gën a yaatu Union africaine this ñëw is- ci CEDEAO ñëw I've ci talked OMVG about a broader waaye aspect, ñu am nag suñu AU, secrétariat permanent boo xam ne loolu ci ECOWAS, bilatéral la but diggante then Sénégal we ak have a Gambie bilateral institution, the Secretariat between the Gambia and yàlla def Senegal. nag As God will wish, 2011 ba léegi in 2000, from 2011 muy fukki at to date, ak namely ñett 13 years now, secrétaire permanent boobu the dajeetul woon permanent secretariat pour li nga never xam ne met ñu war a xool la càmbar with ko ci a diggante bi view to looking at Gën what koo saytu. can be done gën koo rataxal and to mën koo saytu. smooth it so that we'll be able to all kon tey benefit bu from ñu ñëwee it. daje fii So ci Banjul today, our meeting here in ci cadre Banjul, boobu within that framework, dañ koy sant yàlla waaye di ci we would like delloo to jukkal thank ñaari njiitu God. réew yi But then muy son excellence we président would have Adama to Barrow commend ak the son two excellence heads of le state, président Bassirou Diomaye President Diakhar Faye Adama Barrow and President Bassirou Diomaye Faye. waaye dinaa ci But then, please allow féliciter me tam to congratulate Monsieur le also vice-président, the ndax moo vice njëkk a jël president initiative. because he was the one who mooted the Jokkoog ñun. initiative. He sat dañu with dañ ko us bëgg a ñëw Ndakaaru ci and visite de travail said bi we ñu would ñëwee like def to nañ come fa to ñaari fan Dakar yoo xam ne on a walking visit. ci la ñu This waxtaanati took lii lépp 2 days, and during those def 2 ko ci days, ndigalu we président Adama discussed Barrow
about this ba jàpp ni matter, nag balaa at bi President di Adama Barrow jeex was faw duly rek informed, and that fexe ba before dajale the waat end comité of the year, let us pour try mën a and bring together yeesalaat waaye the surtout community relancer to liggéey yi nga xam ne am relaunch solo la. the ideas that are beneficial to both of us. kon daje tey bi nga So xam ne today's meeting ci forum bi la bokk is part and parcel damay of the féliciter Trade Investment Forum. So autorité gambienne I would like to congratulate féliciter the organisateurs Gambian yi, authorities. I would like to APIX ak congratulate JEPA, ma jiital the leen ci. conveners, APIX and di JIPA. féliciter tamit And also, I les would like to représentations congratulate diplomatiques ci seen the liggéey diplomatic et representatives les deux secteurs privés and the bu Gambie two ak bu private Sénégal. sectors of both the Gambia and mbokk Senegal. yi dama wax léegi ni ñaari My réew yi du ñaari dear réew benn la. brothers and sisters, I just said that these two kon countries dem beeg dikk are bi one and the same. jëflante bi So- ci wàllu commerce Dealing war na doon loo xam ne da koy firndeel on trade and business should be diggante between 2001 since nga xam 2001 ne bañ ko xayma nee nañu 2001, 92 milliards when de we francs CFA lañ ko xayma woon. it was initiated with Trafic 80,000 ak commerce diggante ñaari CFA réew. francs, that is to say trade between ak the two 2023 countries. bii ñu génn ñu xayma ko ci 117 milliards We are talking about Évolution am na ci. 117 billion. waaye ba léegi néew na There lool has been ndax a diggante lot of ñaari réew yi evolution. And it waroon na should be stated dépasser that waroon na nekk tey this des figure centaines et des should centaines have been de milliards de hundreds dollars. and hundreds Waroon and ko hundreds mun a of ful billion ba dollars, multiplier ko par 5 wala and par this 10 should be multiplied by loolu 10 mooy suñu ambition or nag ci by diggante bi 5. This is our ambition ci now. at yi di ñëw In the years to mooy bu come, ñuy dajewaat if fii we ak meet ñetti at again now towards ñu the ne next 117 3 milliards yi years, ñëwoon ni moom la the ñu xayma 117 relation billion commerciale bi in terms léegi of egg na commercial 500 trade, milliards de dollars we hope that de this francs would CFA. attain boobaa- 500 million dollars. At that bu time, boobaa dinañu gën a at firndeel that ni time, li nga xam ne moom we la would Gambia be, war a jëriñ Sénégal Sénégal war koo jëriñ Gambia we will be ñaari réew yi ñu ngi koy concentrating doxal on mutual ay benefits chiffres ak ay statistiques mun ko wane and statistics and data te ñu mun have koo def shown nag ci this. domaine yëpp And wax nañ this fi can be done agriculture in all fields. We have talked about agriculture ay here, infrastructure yaa ngi fi but then we have infrastructure. énergie bi nga xam ne waxtaan We nañ ci keroog have ci OMVG bi energy. We have talked a lot about energy ngi during the fi. OMVG meeting. Is here in both Transport bi. countries. The transport sector, nga xam ne lu mënut a ñàkk la which is diggante indispensable Gambie ak Sénégal. between the Transport Gambia terrestre and Senegal. ci suuf si. Land transportation, transport maritime maritime ndax benn transportation, côte bi kese la because we all Transport have one fluvial. coast, and then river waaye transportation, transport aérien but also air loolu lu mënul ñàkk la te transportation. lu ñu war a développer la All these above Ci wàllu sectors tourisme should be developed. When it comes to tourism ak ci wàllu and when économie it comes to numérique the digital economy, ci secteur industriel bi the industrial sector, hydrocarbures yi nga xam ne tey the oil sector today, oil njort nañu products, nee ñu ko gisee the way we have ci seen it, Sénégal in noonu la Sénégal, amee fii ci Gambie ndax même bassin bi the la availability of Xanaa oil kay products in prospection Senegal yi should be moom the la yéex. same as in Senegal, Waaye because même it's the bassin same bi la, basin. jàpp Maybe nañu it's the foo ko jëlee prospective ci nord ba ci platform sud, which is different, di nga fa fekk la but même then chose. from the north Ci to the wàllu south, pêche bi, you will find oil napp gi. products. Now, when it comes to fisheries, yooyu yëpp di ay secteurs yoo xam all ne the above secteur potentiel yu am solo la potential ñu war koo mën a gën a ful sectors, and diggante we Sénégal should be ak able Gambie. to enhance them between Senegal Waaye léegi-léegi and the Gambia. ci But also- exposé moom Who, directeur général APIX dafa wax ni like in his presentation, the ñun Director li ñu General gisee of APIX renforcement bi said du the rek manner diggante Banjul in which we ak Dakar. enhance the relationship between Banjul parce que ñun bu ñu and ñëwee dañu Dakar, ne lenn ci suñuy problème because mooy when we came, what suñu we politique had, yépp dañ our koy heart was xalaat that all tënk our ko policies would à be partir de suñu taught capital from our réew nag boo capital. ko bëggee développer But then, if you want to develop il the faut country, fépp foo dem ci réew mi everywhere you nga go fekk fa in à peu the près même niveau de country, développement you have to have the same ñu ne kon level Sénégal yemul of ci Dakar development. So Senegal, Dakar is not, Senegal tax does not suñu stop at Dakar. programme So de consequently, transformation bi ñu war a our yóbbu 2050 transformation program to dañoo xaaj Sénégal ay 2050, pôle Senegal will be divided muy into hubs, juróomi pôle ak ñett 8 hubs,
pôle yooyu nag And these hubs, benn bu nekk dafa war a doon un foyer de of développement them should be a cradle boo xam ne of nañ koy xalaatee development, ak niñ koy so tënkee that niñ the koy way doxalee we think about it, the way du we lu nit showcase toog it, Ndakaaru rek would not ko mean xool à somebody l'image de staying Dakar. in Dakar and Waaye seeing day things jël from the en prism compte of Dakar, réalité but pôle they should take into account the realities jàpp of nag that ni hub. So pôle we yi nga xam ne believe pôle that the poles or frontalier the lañu. hubs, the border hubs, soo jëlee lu mel ni if Gambie you take, for example, the dafa am Gambia, frontière ak li ñuy wax ñun pôle centre nga xam it ne has moo a boole border région de with the Kaolack central hub ak Kaffrine that is between the ak Fatick. region of Kaolack, Kaffrine, Loolu côté and nord bi. Fatick. This is on the northern waaye mu part. am But then également frontière there- ak pôle sud Gambia also has nga a xam ne moo frontier boole with the southern hub, Ziguinchor Kolda that is ak Ziguinchor, Sédhiou. Kolda, and Sédhiou. ñu jàpp ni nag We bu ñuy believe xalaat ci développement that if we want suñuy to diggante talk about warul doon development rek amongst our two diggante countries, Banjul ak it should Dakar not only be between ay the gis yu mel capital, nii waaye dafa war a Banjul, doon concrètement and sur le Dakar, terrain. but it should happen Pôle concretely yooyu on the naka ground. la ñuy liggéeyee So those poles, ak those Gambie bi nga hubs, xam ne moom la ñu how amal frontière. can they work Bokk na ci with xalaat the yi Gambia on the border mooy ñu areas? It fexe is ba part of ay our zone agenda. économique We transfrontalière have to have cross-border ñaari réew yi dañ economic koy seq. zones, which would be Ba mu doon managed zone by économique both yoo xam ne countries. mën na dajale These would be economic d'abord zones that first and les foremost secteurs privés nationaux would bring together the national waaye private mën na sector, andi but xëcc also ay investisseurs would étrangers. bring foreign te ñu am ay investment. règles yu koy régir And there are mu doon rules partenariat that boo xam ne govern these win-win lay hubs, doon parce que and ñun this suñu would be gis-gis a ay réew bu win-win ñu waree ànd partnership. nañu dox ci nawlante So let us te work lépp lu ñuy def in benn that réew bu spirit, nekk na ci gis boppam. and whatever we do, each country should find benefits in kon it. lii moo tax ñu ne So deuxième session this bi is why we are saying that the second edition of this trade ñu and ne investment deuxième forum session bi nga xam ne ñu ngi koy tenir fii that we are convening here day doon today rek prolongement is ci li ñu just def boobu ba léegi an extension waaye ñuy of insister what ni nag we have done. But then we would like to place particular bi xaaruñu. emphasis. The world is ñun not Afrique waiting dañu for war a us. xam suñu retard fu Africa mu toll. should know where our àdduna bi backwardness vitesse a koy is. doxal. And tàmm nañu we lu have lu ñeneen ñi di def ci benn fan what others have ñun been doing africain in nañ ko one def ci day. ñaari weer. We Africans, we Loolu mooy want justifier to nag suñu do retard. in 2 months. This coopération bi dafa war a explains doon loo xam ne why we are au behind. quotidien la war a doon. Cooperation should be done loo on xam a ne sommet ba sommet lay day-to-day doon. basis, not only during Loolu from one mooy summit to the solo other. This is secrétariat the permanent bi. crux of the matter. This is siège am why nekk fii ci the Banjul secretariat, réew permanent mu nekk secretariat am headquarters désigné in ñu ñëw East toogal ko fi. Gambia, and the country, each country soobee would Yàlla dinañ appoint ko gën a their dooleel. representative, and God willing, we will Dinañ ko gën a jox infuse ay moyens, more dynamism jox into ko the jumtukaay yi mu war a secretariat. am We will give it the ba mu mën a necessary nekk wherewithal rôle bi mu waroon jouer mu jouer so that it will mooy rôle de liaison play de its facilitation rightful et role, d'accélération. the role of liaison, facilitation, and fast-tracking of relationship Kon ñuy between the rafetlu two countries. li nga xam So ne gis we nañ are ni happy, we commend depuis quelques weer that dafa mel ni for coopération bi some relancé nañ months, it has, if the cooperation Ndax between two countries has been ci mois de rekindled, juillet bi weesu rek because in last am na July, ñaari daje yu am we solo convened two muy session comité de important coopération meetings. commerciale bi The session of the Loolu ñaareel bi. trade committee, ñu daje we met, waaye surtout but then most muy especially, ñaareelu daje bilatéral is the second diggante ñaari pays bilateral ci ñi meeting nga xam ne between mooy the two suñuy countries, administration douanière ñaari and douane yi by gis nañu attended by the décision yu two am custom solo yoo xam ne jël nañ ko administrations, fa and they have taken pour gën a fruitful rataxal decisions relation to commerciale économique yi ak enhance surtout relation d'investissement yi the investment and business relationship between the two kon monsieur le countries. vice-président So, Mr. Vice President, monsieur les invités their invitees, suñu teewee fii when we dañoo ñëw pour gën a Leave. feddali we are here li nga xam ne mooy We are suñu here. gis-gis to mooy ci suñu liggéey to ci suñuy relation showcase internationale our relationship and also the international priorité. relationship. Our mooy priority l'Afrique d'abord is Africa ci biir before Afrique boobu suñu else. priorité And mooy within la Africa, our waaye ci biir priority is sous-région the bi suñu sub-region. priorité But then within the mooy sub-region, suñuy dëkkandoo our yi ñu gën a priority jege. would be parce our que Sénégal immediate mënul dem bàyyi neighbors. Gambie Because Senegal cannot Gambie go mënul and dem live bàyyi Sénégal. behind Senegal, neither can the Gambia kon du ma go daaneel sama without wax leaving te Senegal. delluwuma Now, gërëm I cannot son excellence le conclude président without Adama Barrow thanking His Excellency President ci Adama Barrow tertu bi ci yaatal bi for the waaye di ko welcome. féliciter But ndax I would sommet bi ñu also am fii like to congratulate His ci fan yee Excellency weesu. Mr. Barrow
because budul woon the summit we had not long leadership ago am here, peut-être duñu am résultat yi ñu ci am. without his leadership, Kon we ñu ngi koy would gërëm not ci have turu attained son excellence président the Bassirou Diomaye result. Faye. So on behalf of President Bassirou Waaye di Diomaye ngeen ma may Faye, it we ma would like to congratulate gërëm President madame Barrow. le maire de But Banjul, please allow me to di sama congratulate xarit, the Lord Mayor of di Banjul, sama my jigéen, friend, my sister, ci teewaayam fii for her welcome. di ko I would feddali like to diggante bi muy diggante personnel nag express diggante nit ak my nitam waaye satisfaction am nañu mbégte for ci gis ko the fii ndax Banjul personal moo ñu teeru tey relationship, mooy because capital bi. it is good that she is here. She is the one Kon ñu who ngi is leen di gërëm, welcoming di leen us sant. here. So we thank di leen you, souhaiter we greet you, ci seen liggéey bi ngeen di liggéey and in your respective works, lépp loo we xam ne luñ would ci like séenu woon to la wish yal you nañu yàlla jox lu ko all the success. May God give us Sénégal more. ak Gambie benn la. Senegal and the Gambia are Dara one mënu koo xar and the ñaar. same. Nothing can divide Vive the le two Sénégal countries. et vive Long la live République de Gambie. Senegal, Merci. long live the Republic of the Gambia.